toujours ñoo ngi bëgg di indi loo xam ne c'est pour distraire. sincèrement man waxuma li koy niru moom moo fi indi coow li lii xaw a niru jëm ci waxu troisième mandat moom fi indi. jiixi jaaxal xam nga li tax bi ñu génnee diggante référendum bi nga xam ne ni xëy na majoritairement voté woon nañ pour bi ñu jigee ci dem ci élection présidentielle yàlla dogal mu jël ko ñu bëgg ni mandat de transition maam ko daf fi am moo doon le mandat de 7 ans bi mu njëkk a ñëw fekk fi mu bénéficié wu ci ñëw indi 5 ans ñu ne premier mandat mi ngi koy doog a am te politique yi yéenay alimenté loolu. bon politique non. xam nga lan moo ko indi pour man bu nit ñi doon am franc parler comme li sama frère wax léegi loo am solo la wax si Sory Kaba wax li mu wax di Sénégalais yi de l'extérieur ni ñu kontaanoon xam nga boo fayeeg nit bu la neexee keroog dama toog fii nga invité ma nga ne ma est-ce que duñ leen ndax ni nga gëmee sa président du question gëm li nga gis nit ki teg ko muy ay programme nga wóolu loolu fi mu ne kenn yóbbootul kenn mais dafa am ñoo xamante ne ku si mel ne député bi duggoon wax li mu wax li mu sentir la wax waaye lu ci bëri yéen ñii nag yéen les journalistes yéenay alimenté débat yéenay yokk xar mi ci karaw ba nga xamante ne loo xamante ne wax dëgg yàlla daf ñu jël fi mu ne koo dégg lu muy wax troisième mandat loo xam ne yegg seegoon ci war a xool naka la ñuy def jafe-jafe am na Sénégalais yoo xam ne boo koy wax ñu ngi lay mere parce que ñu ngi nekk ci leneen du ay question nit kii dafa nekk opposant kii dafa nekk au pouvoir que war nañoo def yoo xamante ne toujours dañuy jaxase non ki ko wax c'est parce qu'il avait envie de dire ça du ay farde c'est parce que kooku loolu moo ko intéressé dafa am ñoo xam ne lu si loolu la ñuy dox boo àndik nit nag mu nekk même bu dee njiit ay entourage am dañ ko war di wax dëgg muy nangu parce que c'est pas parce que yaa jiitu rek nit ñi dañuy topp say waaw da ngaa d'accord ak Mame Gor léegi ci sanction bi dafa jaadu parce que yaa ngi naan moom loolu la amoon envie wax c'est-à-dire que moom moo provoqué débat boobu. waxuma kii amoon envie wax dama ne ñi nga xam ne ñoom la ñuy interview télévision ñuy wax ne président dafa war a def deuxième mi ngi soog a dugg ci premier mandat am naan day def troisième mandat ñun ñëpp ñu ngi ànd waa APR dañ ko nar a jàppale consécutif de 5 ans la ñu wax. je sais mais dama ne daf si am koo xam ne dama ko dégg mu nekk un député Bougazali mu wax ne dafay defaat troisième mandat te dañ koy jàppale kooku li mu sentir ak li mu bëgg a wax moom la wax mais c'est pas parce que li mu bëgg a wax moom la président di def c'est pas parce que li mu bëgg a wax moom la ñi nga xam ne c'est des personnes engagées yi nekk di wax dëgg moom la ñuy def c'est pas parce que ñun aussi ma nekk ci kujjeeg politique bi man loolu mu wax ñun noonu la ñuy def non mais pourtant sa moroomu jigéen tamit toog na fi nga toog mu nekk Ndella Madior Diouf défendre ni carrément président de la République mi ngi doog a entamer son premier mandat. man xam nga muy Ndella Madior Diouf muy keneen ak keneen li mu wax ça n'engage qu'elle man dama ne la loolu du yoon su fekkente ne président daf ko bëgg a def pour troisième mandat dama ne du yoon man loolu laa la wax mais dama ne dañoo tolluwul temps boo xamante ne war nañu wax loolu si liggéey la ñu tal ñun suñu parti ñun loolu la ñu wax Sénégal yi li ñu yërëm ñi ngi xalaat naka la ñuy def ba nit ñi faju njàng mi ni muy améliorer mbay mi jigéen ñi sa waay boo génnee si dëkk bi nga xam ne lu nu war a wax bari na ka toog nag quand même di wax loo xam ne wax dëgg yàlla mooy loolu dafay distraire peut-être ñun eggaguñu foofu mais bu dee loolu la loolu dafa am du yoon te nit ñi eggaguñu foofu fa ñuy egg pour wax naan lii laag lii eggaguñu foofu loolu laa wax mam bu ñu demee tam ba nit ñi amatuñ sañ-sañu wax li nekk ci seen xel ndax loolu tamit nekkul dictature ndax ñu naan discipline de parti wala boo nekkee ci dara da nga ciy tëgg mais nit ki am na liberté tamit nekk ci dara mu gis ni moom lii xëy na mingoowul ak doxalinu askan wi mu génn wax ko donte ni député la ministre la responsable politique la wala sax coalition ngeen def mu am sañ-sañ. waaw xam nga man chaque jour damay retourner waat peut-être mën naa demaat ci yow. xam nga fii ngeen nekk nii dafi liggéeyee dafa am patron boo xam ni moo investir lampe sax bu burlee fii. yow doo génne sa poche lampe bi dem jox ko pour ñu defar ko moom ngay xaar pour mu génne jox la. bu fekkee nag ni dafa am décision yoo xam ni waa kër gi dañ ko war a jël. soo ñëwee da ngay tënku ci loolu. tant que moom waxu ci yow waroo ci war a mën a wax. loolu du dictature est-ce que comprendre la bëgg a expliquer. li ma lay wax nii. man li may wax nii du pël du soose du olof la. dafa leer. Macky Sall dañ ko fal. mu war a def mandat bi ñu ko falee léegi yàggagul. tey ji
Macky Sall man sax dama d'accord bon su ma doon moom du ma wax sax ci affaire mandat xamul tax parce que ñi nga xam ne dañu bëgg mu jaxasoo yëpp xam la lañ bëgg président ni naa def beneen mandat mun di coow mu ne du ma def beneen mandat partem tas parce que bu boobaa kenn ku nekk di nga jéem a positionné wu ñi nga xam ne liggéey ñi nga xam ni conflit d'intérêt bi yi nga xam ne daf leen bëggoon liggéeyloo daf leen bëgg ku nekk da ngay jéem a taxaw jéem a xool sa avenir su ma doon Macky du ma ci wax piège bi gars yi di ko jéem a dugal su ma doon moom du ma ci dugg man nag Mame Gor ça n'engage que moi man je sais que ni Macky Sall c'est un bon président parce que am na poigne moom lu mu xaritoog yow boo defee loo war daf mu rëq sa ndigg te buur noonu lay mel géree la gentleman la man loolu daf ma neex ci moom dafa am fayda beneen bi ci topp mooy liggéeykat la Sénégal yëpp xam nañ ni Macky Sall moom loo ko mën a waxal moom jobkat la te bari lan la fi defagum lu ñu mën a teg suñu loxo. kon yow foofu laa toll dama yow laa ko mën a lim toll nii bu dee son grand projet mooy terre bi non te ba léegi fi mu toll nii demagul gars yi dañu yóbbu nañu terre lu ñuy wax mais dama ni foog ñu laaj la ko ñaata at la ñu liggéey autoroute à péage bi aéroport bi dama xam nga ci biir waxtaan bi àggali moom laa lay wax état continuité la bu ñëwoon doon yaafus du ko yeggali aéroport bi ñu koy démarré dañ ñëwoon du yegg Macky ñëw yeggali ko autoroute Ila Touba bi mu ñëw yeggali ko projet yu bëri mu teg ko fii Sénégal ñëpp teg seen bët am bilan présenté ko Sénégalais yi wooteel ko mu gañe léegi dafay nekk di distraire nit ñi di taxaw naan ay damay def lii gars yi nit ñi bu ñu xamee fi nga jëm doo yegg pacte bi mu def mooy affaire bi man nag Mame Gor ça n'engage que moi tey jii bu ñu woon mandat bi jeex na yoon may ko moom mu war a mën a nekk candidat ba pare moom mu bëgg ko man moom laay àndal jàppale ko parce que dama ni li nga wax logique d'accord xam nga man dama la bëgg bu ko yoon mayee bu ko yoon mayee kàddoom dab na ko dama bëgg passé ñaari mandat dama bëgg nga déglu ma la xam nga du ma passé ñaari mandat ak du ma dugg RDV est-ce que comprendre la bëgg sax boo nee du ma passé ñaari mandat dafa am benn wax boo wax léegi xam nga tey jii benn mairie dafay am problème ñu ñëw indi ñoo xam ne dañuy ñëw mu def délégation spéciale ñu gérer après ñu wote benn maire gagné ñu fal ko officiellement tey jii Abdoulaye Wade su fekkoon dafa gagné Macky Sall en 2012 7 ans lay toog vrai ou faux su toogee 7 ans après day dem wala mu wut candidat bu ko remplacer candidat bu gagné après ñu def ces 2 mandats de 5 ans est-ce que comprendre Macky Sall ñëw gagné bi mu gagné mu ne moom mandat bi daf koy wàññi da koy jële 7 ans indi ko 5 ans xam nga kon kooku il était de bonne foi xam nga nit ki tey man su ma gàddee paako daw pour jam la même su ma la jamul bu ñuy atte ku rey nit lañ lay atte parce que sama pexe ci yow bu matoon da ngay faatu vrai ou faux Macky bu fekkee dafa falu mu ñëw mu ne mandat bi 7 ans la lii laa fi fekk 7 ans te dañu defar référendum pour def 2 mandats de 5 ans mu am ni moom daf ko bëgg a dindi teg waa APR yi di mer nit ñu mer non waaye waa ji ñu ngi dem xeex depuis des années mu ñëw ni 5 ans lay def loolu yëpp fekkee nañ ko fii APR yëpp mere ko ñu dem ba ca cappaandaw ba constitution bi taxaw sage yi nga xam ne ñoom lañ fi teg ni nga mandat bi 7 ans la munoo def 5 ans 7 ans la mu continuer ko léegi man jànguma droit jànguma loi kii opposé nag te bëgg li ko neex su ko neexee mu ne premier mandat 7 ans boobu mu xuy mais bu fekkee ne dañuy 2 mandats de 5 ans normalement ci ni ma xalaat ci sama bopp di jox war na mun a def 2 mandats de 5 ans. parce que 7 ans bi dafa fekkoon waaw c'est que dama lay wax parce que amoon na intention. xam nga wax bu dofee. nopp yi koy dégg dofuñu. Macky Sall bu ñu ñëwee def fekk ay mandat 7 ans. non mais fi nga toll laa bëgg nga àgg. pour ñu xam dama koy yeggal boo delloo ginnaaw rek dañuy jaxasewaat 2 mandats de 5 ans fa nga toll. waaw léegi moom laa lay wax dama bëgg mu leer. li may wax dama bëgg mu leer pour nit ñi comprendre ko dama ni moom bi mu ñëwee def fekk mandat 7 ans bi mu gagné pouvoir bi Ablaye Wade bu gagné woon 7 ans lay def après keneen kii ñëw. gagné mais yaa ngi répété waat li nga waxoon léegi waaw doo damay ma yeggali keneen kii ñëw gagné def lii moom bi mu ñëwee ci biir 7 ans boobu mu ne daf koy def 5 ans ñu dem ba ci biir loi bi tënk réew mi yëpp taxaw ni ko loolu mënoo ko def mu def 7 ans man jànguma droit xaw ma ko xam naa ni daal Macky Sall c'est un bon président pour man ñi nga xam ni tamit opposé nañ moom bu la neexee il n'est pas bien pour man pour man c'est un bon président
parce que. mais qu'est-ce que ça a à voir ak fi nga doon jëm nii. waaw parce que jël nga recul dellu si waat. mais ba léegi avancé gu moom laa lay yeggali. dama xam nga waxtaan boo ko dee dagg. non mais damaa jàpp da ngaa réer fu ñu toll nii. actuellement parce que wala ñemewuloo dugg ci argument bi nga jëm. dama lay wax ñemewuloo wala da ngaa réer nga bëgg. dama bëgg nga déglu bàyyi ma jox la perche bi rek nga génn. dama bëgg nga déglu ma wax bu baax man ki ma li ma ragal ci àddina loolu defe naa amul. Sénégal fi nga toll nii moom laa la bëgg expliquer dama ni la Macky Sall dafa ñëw fekk fii mandat bu 7 ans mu ne da koy wàññi 5 ans lay def ñu ni ko loolu waroo koo def mu def 7 ans entamé mandat bu bees bu 5 ans ok commencé gul mandat gars yi di wax waxi 3e mandat 2e mandat man Mame Gor Diazaka laa wax man Macky Sall bu fekkee ni yoon dafa ni war naa mun a def 2 mandats de 5 ans man moom laay jàppale. su fekkee ni moom bëgg na nekk ba tey de. dama ni. fi nga nekkoon sànq ba léegi. fa nga nekk ba tey da nga ma bëgg a wax loolu ma waxul. non wax loo ma loolu non dama ni la mais dama yaakaar ne bi nga annulé. soxna si kii yaakaar naa lu ma ko wax leer na. non li ma wax kay amul lu lëndëm. non xam nga tax xam nga lan laa la dama ni la Macky Sall. waaw def na mandat bu 7 ans. su fekkee loi dafa wax ni war naa def 2 mandats de 5 ans moom mu bëgg loi ni ko war nga ko mën a def man Mame Gor moom laay far loolu koy leer na. xam nga loolu néew ma moom na ñëw def 2 mandats de waxuma loolu dama ni bu fekkee yoon parce que bi xam nga. xam nga lii leeral lii non mais voilà xam nga lii conseil constitutionnel ci boppam wala les 7 sages ku mu mën doon suñu génnee ni ay la yëwén 2 mandats consécutifs de 5 ans la ñaari mandats yu taqaloo yu juróomi at pour muy leer parce que fii dañu tànn def ko débat muy terre à terre xëy na bu ñoom Bamba ak ñoom ASEC ñeneen ñi ñëwee mën nañoo waxee feneen indil ñu ay code ak ay article ak ay loi et règlement mais fii dañu bëgg Sénégalais lambda bi comprendre c'est-à-dire que dañu ne su fekkee ne ñaari mandat yu toppaloo la am amatul yu 5 ans yu 5 ans yaa ngi préciser loolu kon amatul droit def beneen léegi kon fan la coow li nekk ndax ci ñetteel bi la wala ñaareel bi la moom c'est moom ma lay leeral xam nga yow tontu naa la bu yàgg li ma la tontu mooy mag Ablaye Wade il faut nga indi Ablaye Wade bu fekkoon 2012 moo gagné Macky Sall 7 ans la fiy toog ki koy remplacer bu ñëwee day def 2 mandats de 5 ans ah madame. vrai ou faux Macky Sall moo mujj a gagné Macky ma gagné référendum ba ñu woote woon dañ ni mandat 5 ans xam nga loolu la ñu wax moom mu tënku ci loolu ñëw ni Sénégalais yi sama mandat bi 7 ans la. waaye dama koy dagg def ko 5 ans pour def 5 ans boobu 5 ans boobu jox mu defaat beneen 5 ans dem yoonam mu ñëw loi bi tënk réew mi yëpp ni ko loolu mënul nekk. mu def 7 ans kon il est de bonne foi. kon tey jii su fekkee dafa gagné mandat bi. kon dégg la mooy léegi mandat 7 ans boo ma daggee du ñii may seetaan ni du ñu comprendre. bàyyi naa la yoon il faut que mu comprendre ni tey su fekkee ni gagné na Ablaye Wade su gagné woon bu ñëwee kii remplacé Macky Sall day def 2 mandats de 5 ans. Macky Sall moo remplacé Ablaye Wade bëggoon na ko def 5 ans 7 ans la def. donc tey jii bu ko yoon mayee mu def 2 mandats de 5 ans. man Mame Gor Diazaka moom laay jàppale. xam nga loolu leer moom ngay jàppale am nga ci sañ-sañ am nga ci sañ-sañ mais fi coow li nekk mooy. conseil non distraire amu ci maam distraire amu ci c'est-à-dire benn instant da nga jël recul bu bëree bëri ba man fi ma doon xaar demuloo fa fi mu doon dem tamit delluwuloo ginnaaw donc benn instant li ma bëggoon moom mooy lii sa pensée lan la. fan nga bëgg a jëm mais dafa mel ni bëggoo dellu ginnaaw bëggoo wax lu nit ñi wax li tax ñu ne fi mu toll nii chiffre 3 nit ñi dañ ko ragal dafa mel ni yow aussi loolu jàpp na la moo tax ñu ne Mame Gor Mame Gor ak Franc Parler bu demee boobu ci boppam nanguwul dugg ci 3e mandat dafa am la daf ñu bëgg a jaaxal Macky Sall bu defee 2 mandats de 5 ans amul 3e mandat 7 ans bee bokk si bu ko neexee parce que loolu la fi fekkoon li ma lay wax dafa leer naññ bu fekkoon ni Ablaye Wade moo gagné day def 7 ans dem yoonam Macky Sall bu ñëwee gagné day def 2 mandats de 5 ans Macky Sall gagné na am na yéene def 5 ans nee nañ ko loolu mënta ne tey jii def na 5 ans su ko neexee mu defaat beneen 5 ans. bu ko loi mayee. bu ko loi mayee. ah loo koy loi mayee. léegi nag coow li nag moo ngi noonu nag pour Sénégalais bi di ñu seetaan chiffre 3 bi nga xam ne kenn ñemewu ko ndax yéen tamit yéen a ngi ci biir. ndax ñeme ngeen ko tudd. parce que nag fi mu toll nii coow li mooy. ku ci nekk ngi wax ku ci nekk ngi wax dégg guñ président mais li ñuy ñaan yàlla ngir yàlla xëy na nag bi yoon. bu fekkee daf cee war a communiquer maam. du ci communiquer ci yow laa jóg bu fekkee daf ci war a communiquer. président Macky Sall képp ku ànd ak moom wala mu nekk nit am xam-xam dama ni. président étranger Sénégal ak Afrique ak monde ci yem. bu mu communiquer ci affaire mandat. dañ ko fal mandat bii pour mu liggéey Sénégal na liggéey réew mi du fi nekk di wax waxi mandat tey jii bu ne du ma def beneen mandat du ma candidat ci élection yële di ñëw bokk moo gën a gàtt.
partem day yàqu parce que am na ay prétendants yu nekk ci biir partem yoo xam ne bu boobaa guerre de succession day am ci biir parti bi donc 5 ans yi Sénégal da koy perte su ne candidat la tey jii ñi nga xam ne ay noonam lañ génn commencé dem wut ñu leen financer pour ñu taal dama la bëgg a expliquer bu mu ci communiquer li tax ñu fal ko pour 5 ans na ko def mooy li mu dig Sénégalais yi ci 5 ans yi na ko liggéey xam nga la dafa am nag Sénégal ay saytaane yoo xam ni dañ fi nekk ku mel ni Ousmane Sonko nga xam ne taal réew rek lañ fi nekkee wax lu dul dëgg kàcc jiiñ nit ñi ay dara loolu xamal tey ji dama lay wax. mais loolu yaa ngi c'est la vérité non c'est la vérité c'est la tuumaalu ma fan nga ko teg kan nga mës a teg loolu ba ni moom kan nga mës a gis ku Ousmane Sonko jiiñ sàcc dem indi preuve lu indi preuve barki démb la taxaw ni député yi 1500 la ñuy fay impôt man sama jabar député la woon député la ba léegi parce que député la 50 et quelques mille la ñuy fay man sama jabar dama yor bulletin soyons logique c'est que Ousmane Sonko il faut que mu bàyyi ji jéem a nax sénégalais yi il faut que sénégalais yi comprendre ni le gars là c'est un menteur du wax dëgg ñun ay xam ñun moom ñoo bokk génération ñoo maase te man maa ko mag naa ko 2 ans comme 3 ans du ñu moromam bu mu ñu yàpp ok sénégalais yi dofuñu mun nga opposer nag positivement bu la neexee bu ko neexee mu bañ a faral Macky Sall bu ko neexee mu attaqué ko mais il faut que mu respecter sénégalais yi moo gën mu taxaw naan ay impôt fii la taxawoon ni député yi dañ leen jox ku nekk 10 millions boobu man sama jabar député la c'est pas vrai man li may wax ni man werante dama lay wax loo xam ni sama jabar Fatou Thiam député yi gën a siiw ci réew mi la bokk xam nga kon dëgg la ci télé bi laay taxaw wax ko c'est pas vrai kenn jox leen 10 millions mu ñëw taxaw ni seen bulletin impôt 1500 la ñuy fay c'est pas vrai du dëgg deuxièmement mu taxaw ni Mamour Diallo dafa sàcc 94 milliards xam na banque bi xam na fi ñu ko denc xam na fu mu def lii xam na fi mu def lii na indi preuve yi deuxièmement yow nga am nit ak nit problème ci réew ñu taxaw di la laaj ay droit nga commencé jël ay oto di wër dem Casamance il est né à Thiès judoowul Casamance bu mu taal dëkk bi xam na ni Casamance amoon na ay temps rébellion am na ñu fa doon jéngoog yooyu mu dem foofu di jéem a taal dëkk bi di dem si ñooñu di lay wër naan ay non Macky Sall daf ma bëgg jotewul ak Macky Sall dara benn Sénégalais la joteel bu tudd Mamour Diallo am jabar am doom am ay jarbaat ay doomam di jàng ci école yi ñii di dawal oto sa doom bu demee école boo yoree saak bu rafet sax ñu ne sa papa dafa sàcc li nga yor dafa jiiñ nit sàcc na dem indi ji preuve c'est que il faut que non dama ne émission yi il faut que Sénégalais yi mu leer si boppu Sénégalais yépp ni tey ji képp kuy opposé Sénégal mën nga opposé mais nga opposé positivement Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla si opposé na Ablaye Wade pendant 12 ans kenn mësu ko dégg mu saaga kenn mësu ko dégg mu xaste kenn mësu ko dégg mu wax lu ñaaw président Macky Sall mi ñëw na ba remplacer Ablaye dem na ba taxaw ni seen waa kër dañ leen di tooñ kenn mësu ko gis mu tontu kenn mësu ko gis mu wax lu ñaaw mais yow ngay opposé amaloo dëkk bi benn i nekk si état di liggéey nekk fonction publique di fen di wax lu dul dëgg ba ñu dàq la ba nga def faute grave ñu dàq la nga retourné taxaw Sénégal foo tourné taxaw bëgg a yaakaar ni Sénégalais ay dof lañ kenn doful fii si réew mi ñun ay nandité lañ man j'ai rien contre lui mais attaque personnelle bi mais c'est il faut que mu arrêté di nax Sénégalais yi di taxaw di wax loo xam ne du dëgg lu dul dëgg du fen la tudd ndax maam dañ laa yónni est-ce que dañ laa yónni non mais dañ laa yónni ci Sonko wala yow yaa ko mer sa meru bopp parce que fi mu toll nii ba fii bi nga koy dugal laaj bi ñëwul da ngaa jékki-jékki attaqué non xam nga lan moo tam mu nekk kilifa dëkk ci dëkk bi am ay droit nekk politicien nekk responsable xëy na mu am ay firnde nga ni day du wax dëgg mënu ma ko wax mais du wax dëgg day du wax dëgg dama la bëgg a expliquer sa waay man Macky Sall jox ma salaire fayu ma weer Macky Sall joxuma 1000 francs tey dama lay wax tey ni ma farale Macky Sall ni tey ji su ma gisoon mu nekk si loo xam ni du yoon barke yonent bi noonu laa koy waxee parce que man ginaaru kenn nenu ma est-ce que comprendre la mais xam nga lan lañ bëggul ñun ay nandite lañ ay boy town lañ fi lañ dëkk si dëkk bi dañu yeewu duñu ay dof benn boy bu ndaw du jógee fa la ñëw fii yaakaar ni moo ñu gën a nekk nandite taxaw di wax ay nefere di fen Sénégalais yi bëgg ko gëm c'est pas vrai yoon moom moo ko war a lijjanti parce que tamit bu fekkee dañoo nekk ci réew moo xam ne réewu yoon la ñu ne porté nañ plainte ak toppante def nañ di mais quand même le procureur ñëpp a ngi xaar mu wax ñëpp a ngi xaar au moins ministre bi bàyyi assemblée ba waxatuñu ay waxam moom xëy na yëkkati immunité parlementaire loolu leneen loolu moom mooy da nga ko bëgg a peut-être sànq ci ni ko ñenn ñi di déggee mais fi mu toll nii moom porté na plainte que monsieur Kell porté na plainte Sénégalais yi toog di xaar ngir waaye ngir yàlla na grâce waa léegi na yëf yi leeree xam nga yow yaay posé fii question dama lay posé question yow su fekkee da nga aspiré diriger dëkk xam nga kii day opposé nee na mais lu mu ko dégg yëpp muy wax lu positif lay wax boo xam ne wax bu correct la boo xam ne boo ko déggee xale yu ndaw yeeg ku ko dégg xam ni kii elle est responsable
yow mënuloo ni da nga aspirer diriger. mais moo tax tey ñun ñu tamit dama ni parce que yow politique bi ñu def xëy na Sénégal dépassé na loolu tamit. waaw yéen ñi siiwul yoo xam nga leen dama ni xam nga tey fu fekkee da nga aspirer yow nga ni da nga bëgg a diriger benn dëkk yow nga ñëw créer parti politique ci parti politique yi PDS am na ñu fa nekk ñoo xam ne xeex am na ñu rey leen pur ci élection yi am na du ñu am ñu rey foofu ah. ci Tamba voilà Ousmane Sonko créé na partem mu am benn femme boo xam ne demoon na Kër Massar si benn politique am ñu agressé ko fa. Soxna Diarra après bi ñu ko defee police def enquête espace une semaine ñu jàpp ñëpp mu lay wan ni police Sénégal dañu aay. ñu jàpp leen ñu nekk ay charretier bi ñu leen jàppee àtte leen booy ñu ngi ci kaso bi. keroog man maa toog seetaan ko en direct mu ne wëy moom wóoluwul. police wóoluwul police bi enquête bi ñu def wóoluwul gendarmerie wóoluwul justice bi waa léegi. yow nga aspiré yow nga nekk ci dëkk di opposé di saaga nit ñi di jiñ nit ñi sàcc kenn agressé wu la kenn fekkulu sa kër yaa ngi dox say soxla di dawal oto yi rafet di tëdd ak say soxna yor ñaari jeeg ñu lay taalal cuuraay kenn dóoru la lan moo tax sécurité dëgg bu amuloon sécurité moom du am loolu day saaga président di ko xas kenn dóoru ko dëgg loolu dëgg kon dëkk bi am na sécurité ça veut dire que ni police ak gendarmerie ñu ngi veillé moom ci quiétude beneen bi ci topp yow nga ni da nga bëgg a diriger dëkk yow wóoluwoo police wóoluwoo gendarmerie te ñoo la war a protéger xanaa kon moom bis bu demee ba falo ñan ñooy nekk police ak gendarmerie ñan léegi dama question bi la moom bu faloo comme yow ku wóoluwul police wóoluwoo gendarmerie wóoluwoo kan moo koy garder système bi xëy na moom ci loolu la taxaw parce que nee na il faut que ñu réformer mais système bi système bi yëpp la wax donc système bi si la jàng ci la am diplôme ci la fayeeku kàcce mi muy kàcc yëpp ci la ko jëlee kon léegi moom lu tax mu bëgg a taxaw. gis na ne am na ay failles ci système bi mu bëgg a defar yow fi mu toll déjà sukkandikoo ci Sonko ba génn li nga xam si moom lañ doon waxtaanee xëy na tamit ñeneen non c'est la vérité non xam nga on peut pas parler de politique sans parler wax li nga xam ni tey ji askan bi dañ koy bëgg di dégg xam nga tey dafa am ay boo yoo xam ni si internet bi rek lañ nekk ay boo yoo xam ni xam nga nit mun nga bañ nit man bañuma ku bañ nga fay les frais de yow. xam nga mun nga bañ tool boo fi génnee léegi da nga leen jox. xam nga mun nga bañ nit mun nga ko contre nga bañ ko sa loolu c'est ça n'engage que toi mais nag nit ki doo ko bañ ba koy accuser loo xam ni defu ko man li ma wax fii yëpp c'est la vérité Ousmane Sonko mësta ji nit sàcc indi preuve mësta am Ousmane Sonko dafa taxaw ni député yi. dafay xaar ñu woo ko 1500 la ñuy fay pour que mu joxe waaw bii moo gën a gaaw bii moo gën a garaaw nee nga député yi 1500 la ñuy fay. man sama jabar député la c'est pas vrai du dëgg c'est pas vrai nit da ngay wax dëgg te yàlla tax. maam xam naa ni fi mu toll nii buñ la. ba pare moom ba pare sénégalais yi ba pare sénégalais yi dafa am lu ñu fàtte. dama la koy wax Sénégal bi ñu dem élection 5 candidats lañ. troisième la jël troisième avant Ndade la. deuxièmement tey nu mu nekkee député plus fort reste la jàllee. député yëpp dañu jàll ba pare ñu dem ci mbalit mi xool destu carte yi fa des moom lañ dajale pour mu jàll il faut que Sénégalais yi comprendre pour mu nekk député là yaa ngi koy minimiser moo tax mu nekk député non yaa ngi koy minimiser non yaa ngi koy minimiser xam naa ni loolu Sénégalais yi xëy na duñ ci ànd ak yow fii laay profiter sax ubbi téléphone benn yoon ci 88 628 57 77 waa Régis ñu xoolal ñu foofu bu ko defee lépp lu ci mën nekk rek ñu saytul ñu téléphone bi ak li ci topp ci 88 628 15 14 autant pour moi parce que léeg-léeg ma dem dugg ci rajo ba donc 88 628 15 14 awa waxu maam góor bi tàng na yëngal na fi nag lenn lu ci nekk ak indil na ko ay argument indil na ko fi mu teg waaye ci seen parti politique yéen amoo leen position ci coow li amoo leen position ci doxalin réew amoo leen sax peut-être ñeen dañ jàpp ne amoo leen vision boo xam si mën na leen a permettre ngeen taataan baatu askan mi ndax fi ñu jëm ñëpp a ngi wax kenn ku ci nekk nga ne di fësal position am ci 3e mandat ci coowul pétrole bi ci coowal Sonko 94 milliards ak yeneen waxu TER bi léegi BRT ñëw mais kenn déggu leen yéen fi ñu toll daf mel ni yéen daal yéen a ngi xaar di xaar mel ni ñoo xam ne seeni ni xëy na prochaines élections yi intéressé wu leen. Kader ñun waxuma la sax élection yi ngay wax naan ndax moo ñu intéressé ñun askan wi moo ñu intéressé dam lay wax ne maa ngi di ko nangul li mu wax moom la engagé ñun dafa am na nuy doxee ñun le président Boubacar Camara dafa nekkoon fi DG douane dama la ne juróom-ñetti poste yoo xam ne bu si nekk ordre de mérite la ci génne nekk IGE nekk Sococim bàyyi retraite laa la wax lu toll ak juróom-ñetti at dem si askan wi fu si nekk ci réew mi mu dem fa
taataan xam nit ñi seen naqar ak seen métit xam nga kooku du ay poste ministre moo ko intéressé du ay poste député wala leneen dafa am ñoo xam ne dañu bëgg réew mi te yàlla tax xam nga li tax dañu nekk lu ndaw nekk ci public bi di liggéey di jàng Sénégal moo leen may lépp lu nu am nekk fii avocat au barreau de France dama ne la fu mu aw rek boo paree duggal ci internet bi kooku nee na problème am mooy il faut mu delloo askan wi Sénégal dafa mu delloo leen njukkal da nga ma wax ne politique dinaa dellu si sama frère li mu wax ne le président gentleman la dinaa dellu si foofu ñu ñëw Ablaye Wade am lu mu def sénégalais yi d'accordatuñu ak moom pourquoi Macky Sall ñëw gagné le président Macky Sall ça veut dire que sénégalais yi d'accordatuñu woon ak dañoo doyaloon si Abdoulaye Wade ñu gis nag beneen vision koo xam ne xale la moment bi mu juddoo li mu fi def ci étude am ba ñëw nekk am nag ñu mu àndal ñëpp jàppale Macky Sall pour mu ñëw parce que moment boobu aussi di fi amoon si li nu ko doon xeex yëpp sénégalais bëggul injustice dama yaakaar ne gentleman bi Mame Goor wax mu ne ku def lu dul dëgg ci partem mu rëq sa digg foofu laa yaakaaree que ne du defaat beneen mandat nit ñi ñoo nekk di wax man li ma gis li ma yaakaar du defaat troisième mandat ku mu neex moom li mu wax dafa leer de dafa ne bu koy defaat te constitution bi d'accord est-ce que nekkul su ko favorableul lay rëq sa digg waaye bu fekkee da ko favorable waaw mais jëm ci déggoo possibilité wu mu mën a am troisième mandat dara naqariw ko ci mais fi mu toll nii li ñu gis mooy ñaar ñi wax li ñu wax xëy na bokkul ci li nga xam ne moom la doon xaar déggoo li ma la wax dafa ne moom la engagé li mu wax dama ne man li ma wax li nu xalaat ñun man du ma tëb di wax ñun askanu réew mi Sénégal moo ñu intéressé dama ne la li nu gis topp ko ba mu nekk président de la République mu def benn mandat ñëwaat nekkat si deuxième mandat am bi te moom ma wax ne 2 mandats lay def li mu ne gentleman je sais que il va agir en gentleman du proposer waat ne dafay def non man nit ñi ñoo nekk nii di wax de mais jàpp naa ne man Sénégalais nee nañ day def wax dama ne non waaw nit ñi nañ xam nga ñenn ñi sax ñemewuñ parce que xam nga buñ ci àggee de fi mu toll nii leneen la ñuy wan waaw ñun loolu la ñu xalaat ñun suñu parti dañu xalaat que ne ni Mame Goor waxee président bu defee li muy def ba pare day dem indi keneen parce que tam Sénégal bëri na ay potentiel ñu ku mel ne le président Boubacar Camara man du ma dugg ci ay Sonko parce que c'est un débat peut-être que quelque chose que je ne maîtrise pas bu du sax maîtriser mais dama gis yoon di def yoonam en tout cas wànnent dinañ wax na muy mu jékki gëtam xam naa ne am nañ confiance si justice. 1500 yi mu wax moom la député di fay c'est pas vrai. waaw loolu. wax loolu man mënuma cee leeral ak. mais en tant que parti politique ngeen a aspiré ëllëg ngeen diriger dëkk bi. oui te yéen man président Boubacar Camara xam naa ko c'est un grand intellectuel bu mag la ci réew mi. soo ànd ak moom. tey jii dama lay wax même boo dee opposé am na yoo xam ne bu ko ragal question yoo xam ne bu ko ragal c'est la vérité. parce que tey jii Sénégalais yi ñu taxaw ñu gisee tamit mën ngeen a bañ a bokk ni ngeen di déggee wala ni ngeen di xoolee. forcé wu ma ko. non bàyyi non bàyyi moom suma jigéen la. ok man du ma jay nit bi ma toogee di ko déglu ba léegi gis naa ni ku responsable la mais xam nga tey ëllëg kii mun na nekk tey Boubacar Camara tey bu yàlla dogaloon mu jël dëkk bi kii mun na nekk ci ñi nga xam ni. ñu gën a mag ñi diriger dëkk bi vrai ou faux dafa am yoo xam ne. mais moom communication tamit dafa des moo tax xëy na. tey li ñuy waxtaan réew mi dama ni hémicycle bi bu taxawee ni député yi dañuy fayeeku 1,300,000 1,500 francs la ñuy fay man suma soxna député la te xam nga ko du dëgg loolu il faut ñu wax ci ñun ne. foog ñu leeral ko loolu moom dama gis foog ñu leeral ko. dama gis dafa bari parce que xam naa ne Mame Goor am na lu bari attaque personnelle yu mu amal Sonko mais est-ce que politique nii la war a doxee. non ñun xam nga dafa am nu ñu yare. c'est-à-dire politique boo xam loo wax ñu dindi ko ba pare ëllëg ñuy xaar peut-être nga war a taataan baatu askan bi war a mën a nekk njiital réew. ñun foofu laay waxee mais est-ce ñun que politique nii la war a doxee. ñun dafa am nu ñu yare le président Boubacar mosuloo ko gis muy dugg moom Macky Sall nawleem la li mu ko war a wax ñoom dañuy xamante déjà seen xamante yàgg liggéeyandoo ensemble
parce que nag nekkoon na fi secrétaire général Karim Wade quand même. non dama la bëgg wax que ne promotion Boubacar Keïta on a besoin quand même nga ñëwul ñu dëgg dama ne non dama la bëgg wax que ne ñunu noonu lan ñu yaree dafa am façon boo xamante ne duñu ko de ñun nekkuñu fi di politique pour xas kii xuloo kii xëccuñu ñun askan wi moment bi problème yi ñu am man dama si xam parce que je suis une femme waaw troisième mandat bi yéen fi nekk di wax gis nga troisième mandat dama ne yéen nit ñi ñoo fi nekk di wax mais président j'en suis sûr que xalaatul sa waxu troisième mandat déggoo li ma la wax Mame Gor dafa ne président de la république gentleman la daan ne sunu maas la loolu mu wax laa la wax loolu noonu boo ab dégg-dégg boobu ma la wax man si c'était le président Boubacar moom du ko def du dem def troisième mandat te nit ñi ñooy nekk ba léegi nii di wax li mu wax aussi dafa ne day bañ partem bu war da défendre partem nee na bëggul partem ay nit nekk ca di jaxasoo ak yooyu wala opposition bi am na si droit que ñu nit ni ñu amee droit wax que ne loolu am warta nekk troisième mandat warul nekk yéen a koy xalaat pour man du sujet boo xam ne war nañ ci man Sénégal c'est grave yoon mayewu ko ma ni li ngeen ci xam yoon mayewu ko te yaakaaruñ que ne président de la république dana ko def loolu moo tax waruñ fi nekk di perdre suñu temps on a autre chose à faire naka ngay déggee yow ñu ñuy wax parrainage nan la ñuy def ba ñu arrêté yooyu lu toll ak 25 personnes nekkoon taxaw posé seen candidature ñu koy wàññi ba mu des 5 personnes yow ñu ngi di wax loolu naka la ñuy def pour njàng mi naka la ñuy def pour xoolal boo duggee mbënd mi ñun ñu ngi xalaat naka la nit ñi di développer surtout les femmes ñun ñuy xalaat loolu ñu nekk fi di attardé aussi ay troisième mandat ak yooyu ci loo xam ne waxuma la sax xaajagul a ñëw mais xel xalaatu ko. mais léegi lañ koy préparé du ñu ngi ne di gis fi ñu toll nii ngi noonu di yëngatu ak Alpha Condé. waaw sëñ bi dégg loolu la ñuy wax. Sénégal du Guinée de. Sénégal du Guinée. du Guinée. parce que xam naa ne le président de la république yaakaar naa ne jàmm la bëgg réew mi sénégalais yi ñoo ko fi tegoon am ci moom wóolute am ci moom yaakaar moo am li mu wax. je ne pense pas que ne dina bëgg indi fitna parce que bis bu ñu duggee ci troisième mandat rek déglu ma mooy xeex dina am moment bi njàng mi dana yàqu kaar yi ñu defar bërki dem boo njaay mu def ko siège nekk Guédiawaye xale yi dinañ commencé di toj étudiants yi dinañ commencé lu ne dina dugg ci biir te stabilité quand même mën naa bañ a am amatul boobu jeunesse boobu attends yow tamit am na loo xamante ni est-ce que comprendre nga li may wax leadership de l'opposition bu dëgg amu fi fi koo xamante ni xëy na mën na yëngal parce que déjà ki ñuy wax man du ma ko tudd parce que moom suñu waxee rek mu mel dafay acharné wu ci moom peut-être moom la nit ñi wax non bul wax acharné man du ma acharné c'est que man xam nga man Sénégal dañ ma xam ci 1 + 1 = 2 kenn mosuma dégg ma wax bu dépassé du ma saaga nit du ma xas nit mais nag nit bu waxee lu dul dëgg la tudd c'est pas vrai loolu la mais acharné wu ma ci kenn acharné wu la ci voilà. sa nawle la waaw léegi non du wax dëgg. dafa am loo xamante ne. fi ma bëgg a jëm mooy fi mu toll nii bu fekkee ne si ni nag li ñëpp di xaar pour que le président de la république communique ci su fekkee ne si ni yàlla bu mu am xëy na mën nañoo wax mën nañoo jox suñu jot mu jéggi fi li nga xam ne moom moo di presse nationale dem ba à l'étranger communiquer foofu ndax yéen boobaa di ngeen ko nangu. loolu bis boo amee nga xam ne mooy li ma la wax moral si ngay gis lu doy waar ci Sénégal. te dama ne la ba léegi nii attention pour man président il est conscient xam ne dafa nar a def deuxième mandat bu jekk bu rafet mu lem ay kaakaam ñu xool sénégalais yi kan la ñu wóoluwaat ñu jël ko teg ko fi pour man c'est ça mais lii ngay wax ni bis boo amee mooy indi fitna gu mag mooy indi problème mooy indi histoire mooy indi déreti tuuru yàlla na si yàlla musal ñun boobu gis-gis la ñu gis parce que ni ñu gisee sénégalais yi moment bii nii ak li nit ñi indee beneen politique autrement bi nit ñi bëgg a indi ay waxeet ak yooyu pour man amatu fi place pour man amatu fi place te yaakaaruma ne kenn dana ko nangu. Amadou Ba Mame Gor waaw ñuy tudd turam yaa ngi wax léegi naan dañuy bañ parti bi am ay yëngu-yëngu dañuy bañ ay jaxasoo am waaye fi mu toll nii sénégalais yéen nii dañ naan kuy Amadou Ba pour lan Amadou Ba pourquoi le choix de Amadou Ba est-ce que ci ki nga xam ne moom mooy far wuutu su fekkee ni am na troisième mandat amul ñi ko bëgg a teg ci place du président de la République. xam nga nit koo gis am nga droit xalaatal nit la neex xam nga soxna si dafa toog moom Boubacar Camara rek la gis ni war na mën a remplacer Macky am na koo xam ni Sonko la gis am na koo xam ni Karim Wade la gis am na koo xam ni Khalifa Sall la gis am na ñoo xam ne ci ñi wër Macky lañ gis am na ñoo xam ni Amadou Ba boobu lañ gis keneen ak keneen loolu li am solo mooy Macky Sall
dafa nekk ci mandat boo xam ne dafa am lu mu dig Sénégalais di ko def pareegu ko ay Amadou Ba ak yooyu yëpp fi mu toll nii xam nga ci ban dynamique lañ nekk jàppale président ci mission bi mu nekk mais xalaatuñ la Amadou Ba kenn mosu ko gis mu def conférence de presse damaa bëgg lii kenn interview sax du ko def man li ma neex ci moom xamul tax dama lay man Matar Ba mooy suma xarit. le ministre Matar Ba kooku mooy suma xarit te il fait partie des meilleurs ministres de Macky Sall des ministres de Macky Sall laa wax ak ministre des sports bu fi mas a jaar mais tey Amadou Ba soo gisee ma lay wax c'est un gars boo xam ne man il me plaît parce que na Macky Sall meloon ba muy ànd ak Abdoulaye la mel du wax te liggéeykat la donc nag su ma gisee ay nit di acharné wu ci moom naan lii moo tax ma ni président gars yi bi ñu bëggee daaneel Abdou Diouf dañoo fexe ba tàggale ko Djiboka ak Moustapha Niass gars yi bi ñu bëggee daaneel Ablaye Wade dañu fexe ba tàggale la yow Macky Sall ak président tàggale Idrissa Seck ak Macky Sall tey jàg gars yi ñu ngi commencé bëgg laa tàggaleeg ay Amadou Ba bëgg laa tàggaleeg ñoom Omar Youm bëgg laa tàggaleeg sa ponkal yi nga am ñi nga xam ne tey jii parce que état boo gis dafa am ay lieutenant fort ay ténor yu dëgg waaw ñooñu nga xam ne nag da nga leen am ñi amul mbooloo nga xam ne mënuñu laa dajaleel juróomi nit tey jii dañuy wax rek dëggantaan Sori Kaba fu mu am nit fan nga dégg mooy base am Fatick la dëkk Fatick ka fa am base Macky Sall la fa am base ak Matar Ba Moussa Diakhaté ñaata nit la mën a dajale mënuñu dajale juróomi nit waa léegi yow nga jël nit ñu dem législative non dama lay wax nga dem nga ñëw jël nit réew capital nandite yëpp Ndakaaru la ñuy yeewoo ay dof dëkk ñu fi nga jox ko Amadou Ba législative ñëpp ni day perte mu ñëw gañe ko nga wóolu ko yóbbu ko présidentielle Ndakaaru mu ñëw ñëpp naan du dem ñi ak tension Khalifa Sall bi fi nekkoon ak Karim Wade ak yëpp mu ñëw fëgg gaa yi gañe leen te lépp mu boole ko noppi waxul kenn mësu koo gis mu ne sa siège la soxla waaye nit ñëw di ko prétendre yow nga bëgg ko rëq ndigam man Macky Sall la àndal mais tey jii loolu waru ko nangu warul nangu ay nit ñoo xam ne tekkiwuñ dara mënuñu laa indil dara waxuma la sax ci wàllu nit mais ci wàllu réussite koo xam ne yow da nga ko jox benn ministère boo xam ni mooy ministère des finances mu occupé chaise bi liggéey fi liggéey boo xam ne liggéey bu doy waar la ba mu fa jógee ba léegi boo xoolee finance dafa nga ñëw indi ko étrangère muy liggéey bu doy waar kenn du ko dégg mu wax waaye ay nit nekk ci suuf naan ay lii la bëgg sa siège bi la soxla après xam nga président dama koy wax président su fekkee ni mu ngi seetaan wala mu ngi déglu dama ni bu fekkee ni président mu ngi seetaan émission bi wala mu koy déglu Amadou Ba c'est un bon élément kenn mosu koo dégg mu wax dara te mu ngi lay liggéeyal bul nangu kenn di la jaxaseeg nag ñi nga xam ni am nañ mbooloo mën nañu liggéey noppi nañu boo lijjantee ba ñu tàggale la ak ñoom mooy yaa ngi gasal sa bopp pax bu ko nangu loolu mooy yoon. mais foofu yaa ngi wax léegi ci bi mu ko jëlee ministre des finances ba léegi réew mi dafa weng kon léegi fi mu toll nangu ngeen ne am nañ jafe-jafe trésorerie. mais xam nga tey bu fekkee nit dafa occupé benn chaise. mu def loolu moo tax may wax yu mel nii. dañoo gisoon ni sanctionné mais nag bu fekkee ne non man gisuma sanction man dama gis ni rek ci kër goo gis am na ay saytaane yu fa nekk yoo xam ne taalkat lañu amuñu njëriñ te taal rek lañ fa nekkee mais man wóor na ma ni man Amadou Ba ku am njëriñ la wóor na ma ne Amadou Ba ku amal njëriñ Sénégal la. te boolewul dara ak wax jàmbaar la su wanee bëgg-bëggam ni fi mu toll nii nag léegi pare na pour dem xaar li nga xam ne moom moo di les élections de 2024. xam nga ndax après du ngeen ko jàppale. loolu mënu ko wax parce que mënuloo nekk ci biir match terrain de football jàkkaarloo benn équipe après ngay jël ay bal di tourner pour dem dugal sa camp
Amadou Ba du def loolu Amadou Ba mission am yëpp mooy président réussir mandat yi mu am loolu mooy mission am te yaakaar naa ni képp ku ànd ak président de la république muy Matar Ba muy Amadou Ba muy yeneen ministres yi ñoom ñëpp ku ci nekk dama jàpp ni tey jii Macky biñ ko falee ba noppi dafa yor bigam ak fooyam keroog ñu ngi fàttaliku jour bi muy fal ministre yi ba minuit nit ñaa ngi toog di xaar fooy bi mu dem Espagne xaw ma ban dëkk toog inspiré wu ne fii kii woo ma fa doy kii fii ma fa doy kii confiance boobu président am si yow ba jox la ko confiance boobu nga war a delloo président mooy nga liggéeyal askan bi te bañ jam président paak def ginnaaw loolu mooy yoon mais ñoom amuñu benn ay ambition moom ku ko fi jéem a am traître nga parce que kii daf la fal pour nga ñëw jàppale ko fal gi ñu la fal nag booy génn di dugg ci oto bu climatisé boo ñëwee ci aéroport yi ñu lay xalal boo demee sa koñ ñu lay wër ba nga yaakaar ni yow war nga mbëkk ki la fal ku fàtte la fal foo lekku fast track bi noo ko gisee Mame Goor non mais ni ma ko gisee fast track dindi fi poste premier ministre ne lépp yow la di buum mi ba noppi mel ni dëkk bi dafa taxaw waaw man poste premier ministre man premier ministre ci gouvernement man daf ma neex mais Macky li mu si jublu ba def ko moom moo ko xam mais sérieusement tey ji waroon man pour man ci sama gis-gis man bun mënoon na toog postam parce que c'est un bon premier ministre bu baax la boo xam ni tey ji même bu président tukkee Sénégalais dinañ mën ñi nga xam ne mënuñ jot ci président wala dara mu gérer mais li mu si jublu moom ba dindi poste bi président kese moo ko xam xaw ma ko en tout cas dindi na ko réew maa ngi continuer di dox mu ngi teg ay projet BRT bi bërki démb mu ngi koy lancé comprendre la tey jii gis naa ministre de l'environnement bi génn ni képp ku joxe délai ni novembre bi TER bi nii mais xam nga yeneen date yu bees yi incha allah dina ñëw gis naa VDN bi prolongé bi gis naa ñu ngi job am na ay affaire yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko teg te loolu yëpp dindi nañ poste premier ministre mais terewul mu ngi dem donc ça veut dire que ni first track bi nga xam ne moom le président doon wax ci dynamique boobu la nekk Sénégal mën naa dem sans poste premier ministre am ngeen ci yaakaar yéen en tant que poste premier ministre loolu ñun suñu parti d'accord ñu ci loolu waaye bis boo ma invité uniquement mu leer na ne loolu kese moo tax fast track bi kese daañu waxtaan ak yow génneel la tegal la wax la li tax loolu li tax président def ko ak li tax arrangé pour le moment mënuma ko wax dama ne la bis boo ma invité uniquement mu leer na la loolu mënu la ci dugg tey mënuma si dugg tey parce que mënuma si dugg tey amoo ci xam dama ne la am naa ci xam-xam mais aw ma ndigalu dugg ci tey mais dama ne la xam-xam beeg li tax déglu ma ñun noonu la ñuy def suñu biir parti lu xew dañuy toog samedi moo ci mujj dañuy waxtaan avec un grand monsieur de l'université nekk fa professeur ñun noonu la ñuy def ñun je pense bien que li ñuy def ñun pour le moment si parti gisuma benn parti bu koy def te di nga ci xam dara ci nooy former sa ay militants nooy ñun laneen la ñu indi on est venu apporter de la politique autrement dama ne la bis boo ma invité rek mu leer ne la loolu dama ne la waaw mais ku xam nga Mame Goor sama frère wax la li mu xam ci président Boubacar Camara ñu nekk ñu dañuy jiital ni de parce que dañu lay jiital non sénégalais yi tam xam nañ kan mooy moom ñun dafa am leneen lu ñu indi rek loolu li ma la wax bis boo ma invité bu dee suba boo ma invité war a wax ci force track di nga xam ne lépp dëgg la li tax président def ko xel ma mu am xalaat ma mu am ba def ko li tax arrangé wul sénégalais li tax ñu d'accord si tout ça di nga ko xam loolu maa la ko wax foofu ngeen toll ma ne man laa la wax tey jii loolu laa la wax boo ma invité suba pour loolu ma tojal la ko fii opportunité non je suis pas non man parce que amoo ci sañ-sañ non san voilà fan lañ la yemale fan lañ la wax non du kenn yemalewu ma fenn mais dama ne la ñu dafa am non yàlla tere kon lii mooy politique ku ko Sénégal gis non dictature quoi dégg loolu li ma la wax man boo ma xoolee ne ma jàkk xam ne man dictature kenn du doxet man noonu man na yaaw jeeg dama ne du politique maa ngi koy soxla du politique déglu ma du casquette politique kese laa yor aussi ci Sénégal maa ngi def leneen ak leneen dama ne la xëy na politique rek nga may invité mais maa ngi ci leneen ak leneen waaw moom la ñuy wax léegi nee nañ kii donc man dictature non moo tax fi mu toll ñu non c'est pas comme ça je regrette ñun duñu def loolu ay liggéey def fii nga yem non ñun démocratie waaye lu ñuy def yax teggin jox cër Sénégalais yi parce que duñu xam li ñuy dund xam fii askan wi fi na toll moment bi xool fii metti ñu xool comment on va faire ñun si loolu la ñu nekk ñun Sénégal moo ñu tax a jóg askan wi yërëm leen xool nag koo xam ne am na yar am na teggin du saaga du wax lii du def lu bon te nit ñi am nañ ci moom confiance parce que lu mu wax dana ko def
ñun si loolu la ñuy dox mais doxuñu si vraiment je regrette. suñu ressources yi nga xam ne feeñ na ndax waxtaan ngeen ci am ngeen ci xalaat wala toll nañ foo xam ne si ne ni jot na sénégalais lambda yeeg ñu ko mën doon mën a xam ni kat ay la yowet lii kat moom mooy seen position waaye nii nañ ko war a répartir ba nga xam ne si ne bu ëllëgee dinañ ci gis suñu bopp. waaw loolu defe naa ne suñu président invité nañ ko si dégg naa gis nga li mu ci wax ñun yooyu yëpp dañ si waxtaan dégloo man la ñun actualité lu mën a am ñun même bu dul loolu dañuy waxtaan danoo xam leneen loo xam ne sax waxaguñ ci ñun noonu la ñuy fonctionner. lan ngeen xam du ngeen waxagul. ak bëri. lu mel na. waaye yow tamit c'est pas comme ça. da ngeen a ragal. non du ragal. maam. mais yow ñun boo ñu xoolee déggoo li ma la wax. mani la. non da ngeen a ragal. ma ne la doo ma dugal si lu ma warul dugg de doo ma wax loolu ma war ta wax. parce que dama ne la boo nekkee si am réew. mais boo nekkee ci am réew ci plateau ak réserve loolu tamit du réserve li ma tax a jóg. li ma war a wax loolu laay wax. dafa am fi may yem. du yow yaa may poussé ma wax loo xam ne waruma ko wax. Sénégal yi ëllëg loolu moo fi indi maam góor wax waxee parce que da ngay dugg c'est pas parce que dañuy wax rek tu as envie il a envie que tu parles rek nga wax. c'est pas ça ñun dama ne la leneen. non doo ma poussé ma wax loo xam ne waruma ko wax waruma ci dugg wala fii waruma caas wax non c'est pas comme ça. il faut que ñu. ndax da ngeen def il faut gis ngeen yéen ku leen topp. yéenay tax nit ñi di wax ay waxeet te c'est pas bon Sénégal dafa am beneen image bu ñu war a indil yéen ku leen topp waaw macha allah yéen troisième mandat bi ak yéen yëpp c'est vous loolu nga gis. yéen la. yéen fi yéenay kii nii yéen la frère dañu waxante dëgg bon je suis d'accord avec vous parce que nag seen métier la seen liggéey la waaye nag du tee nag nga xam fa nga war a yam mais Adja lu ñuy wax baaraam ba nga wax loo xam ne waroo ko lu ñuy wax dafa am loo xam ne egg guñ fa lu ñuy wax y a pas de fumée sans feu. oui lu ne am na lu ko sabab am na lu ko waral. c'est vrai est-ce que nekkul looloo tax na. non je sais waaye ku nekk li nga war a wax boo fa yemee rek defe naa ne doo sonn man duma sànni loo xam di wax loo xam ne président waxagu ci bis bu ñëwoon tey jii wax ne dama koy def par force bu boobaa nga xam ne lépp dëgg la mais loo xam ne dañuy wax di tàttu nekk di lii loolu pour man kasam la mais bien sûr ñëwagul taxaw ne man damay def troisième mandat wala leen ñu bëgg fi nekk di envisager di wax loo xamante ne yow di nga wax ba dugal sa bopp mais te ñëw nga aspirer ki nga àndal ak seen parti nga am lu ngeen bëgg a Sénégalais ëllëg ñu naan ñoo fi waxoon la te vous êtes très dangereux seen caméra ngeen yore ëllëg nit fi nekk dara ñu génnewaat yaa fi waxoon lii non c'est pas comme ça. da nga am foo tolloon sànq ma ne la ay attaque la léegi nag pare naa pour ñu dugg ci Sonko lan moo tax ngeen mere ko ba fu mu toll nii gis ko ak.